jërëjëf mbokku téléspectateurs yi comme ni ñu leen ko waxee xibaar yi ci làmb ci GFM point sn comme ni ñu leen ko waxee dinañ ñëw week-end bu jot indi leen li nga xam ne moo ne ci làmb ji bay passé gis nga ñi ngi woon ci interdit yi ak tamit li nga xam ne mooy journée yi nga xam ne jàlloon nañ ko mais ñi ngi jëm ci benn week-end bi nag dafa am deux journées boo xam ne bii différence bi aussi dinaa leen ko wax parce que booy xool am na lu bees ci làmb ji benn département daawul am ñaari combat ren nag na ngeen xam ne ci lu bees benn département mën na am 2 combats léegi parce que bu Iba Mar Diop mësaan am combat Ngor Yoof dëkk yooyu yëpp du am combat mais léegi mën nga tëgg benn combat ci ñaari département li waral loolu mooy journée yu doyul te it comme amuñu arène dañuy dem ci stade yi moo tax léegi ñu proposé loolu kon léegi concurrence bi bu loyal mooy mbër mu ne léegi attention ce code de popularité dañ koy compter parce que tamit li amoon dama leen di remonter l'histoire parce que fii ay arène ñoo fi nekkoon ku ne xamoon na ne arène Paye de Rachid góor gi Yaxya Diop moo ko yoroon arène bi nga xam ne mooy arène bi nga xam ne moo nekk di foncé fii Antoine Khoury nekk di arène sénégalaise bi foofu ñoom góor gi Jibi Diop ñoo fa nekkoon mag ñoo ñëpp ku ci ne da nga moon arène te da nga daan gis dimanche ñetti arène daan tëggandoo waaye nag attention tànn sa bu la neex la dellu nañ ci nag léegi Iba Mar dina tëgg Ngor tëgg mbaa Yoff bu amee combat Iba Mar mën na tëgg wala bu Ngor amee combat Yoff mën na tëgg loolu yëpp mi ngi commencé ren ak promoteurs yi moo tax mu ñaa ci samedi ji mu dem ci stade olympique bu Ngor kan la fay tëgg Babacar Diallo la fay tëgg ak xale bi nga xam ne mooy Lassana ñoom ñaar nag ñaari mbër lañ yoo xam ne du ñu ay ganu làmb parce que Babacar Diallo pour rappel je vous dis que en 2003 la njëkk a bëre grand combat ak Baye Mandione kon nga xam ne kon Babacar Diallo ku yàgg ci làmb la en 2006 la njëkk a bëre grand combat moom it ak Lac de Guiers 2 premier combat Lac de Guiers 2 grand combat Babacar Diallo la ko bëreel en 2006 moom nag c'est le revenant mook Lassana mi nga xam ne aussi génération 2003 la ndax ñoom Khalifa Ngiraan la daan àndal ñoom Cheikh Ngiraan xale yooyu nga xam ne en 2002 ñoo doon bëre combat préliminaire yi Lassana ci xale yooyu la bokk ñoom la sëñ Modou Niang nag ci ni nga xam ne moom lay propulser les espoirs lamb ji indi la nag ci stade municipal bu Ngor bu ñu fa jógee dimanche Baol production ci lay def ouverture saison liñ ci mën a jàpp mooy ci wàllu tourisme bi ñu ngi ciy développé ci wàllu lamb ndax boo xoolee Baol production tey mi ngi jëli ñeenti espagnol yoo xam ne dañuy bëre ak sunu mbër yi en lutte simple mais combat avec frappe bi nag c'est le grand combat diggante Marley bu Guédiawaye bu école de lutte Papa Kane ak ki nga xam ne mooy doomi dàngu bi nga xam ne moo nekk école Songane Gueye bu Tëngéej ñoom ñaar nag revanche par procuration la ndax Marley ku ne xam ne daaw dafa dem Tëngéej bëri fa ak doomi jalaaw daan ko mu desaat Tëngéej ne ko sama revanche ci laa koy jëlee ren ñu jox ko doomi dàngu tax doomi dàngu ak doomi jalaaw ñoom ñaar ñooy ànd ñoo bokk Tëngéej kon Marley génnagul Tëngéej dimanche ñu xool ndax dina génn Tëngéej ak combat bi ak doomi dàngu on va voir revanche bi tamit doomi dàngu demoon na fi daan alamdaar bi dëkk Géejawaay dëkk ak Marley yooyu yëpp nag tey mooy reposé wu dimanche ci ouverture Baol production di leen fàttali ne yaa ñeenti espagnol yoo xam ne kenn ki Fodé Sarr lay bëreel kenn ki Louis Thior kenn ki dina bëri wulli quatrième bi nag dafa blessé moo tax combat boobu yaakaar mu am kon je pense que espagnol yi war nañu ñëw au Sénégal pour mën a dimanche retrouver wu loolu yëpp dem cadre li nga xam ne mooy li ma leen doon wax parce que daaw gis nga ministre des sports Mbagnick Ndiaye ak l'ex ministre du tourisme Youssou Ndour signé woon nañ protocole d'accord pour à partir de la lutte ñu mën a jaay destination Sénégal touristes yi mën cee gis seen bopp loolu mënees na koo jëpp ci bu baax ndax benn doomu espagnol ngi fii Sénégal bokk ci champion yi léegi ñu koy xuwaan ñeneen a ngi feeñ encore doomu Sénégal nekk na Suisse Balboa nekk fa ba waa Suisse def ko seeni mbër yooyu yëpp ñu ngi koy discuter yooyu yëpp dafa dem ci événementiel yi nga xam ne à l'avenir promoteurs yi war nañ ci def étude boo xam ne dinañ mën a jël làmb ji di ko exporter au niveau de l'Europe pour que ressources additionnelles yi nga xam ne moom la ñu bëgg ci làmb parce que booy xool tey sponsors yi gën a mag fii ñi ngi retiré wu ci làmb ji ak profit lan xamuñu ko la ca biir xamuñu naka lañ daan liggéey ak suñuy promoteurs yi peut-être xëy na am na ay lacune bala ay nangam parce que am na loo xam ne lii su daggee rek am na lu ko dagg loolu nag la ñu war a xooli lan la làmb ji flambé prix yi wax naa leen ko làmb jaa ngi ay 100 et quelques millions sponsors yi nekk fii mëntuñ koo fay kon ressource additionnelle bi fa lañ ko mën a jële c'est au niveau de l'Europe te loolu nag day fekk ñu nit ñu denc suñu aada suñu cosaan verrouillé ko parce que tubaab yi wax naa leen ko dañu ay ci spectacle mën nañ ñëw tricher la
am yeneen ñu ci dugal yoo xam ne bu boobaa da nga koy ñàkk parce que tamit lañ ciy def ci xaalis day bari loolu yépp nag moo gën ñu toog fii di ko werante nañu def assise làmb ji ñu toog waxtaan suñu biir xool nag la ñu mën a exporter làmb ji ak ci yan condition lañ koy exporter looloo tax ñu dellu soit ci xibaari làmb fii ci gfm.sn niñ leen ko waxee semaine bu jot di leen fàttali tamit loolu leen ñu bëgg a laaj ci làmb ji bind leen ko dinañ leen tontu ci loolu du la jëm ci texte yi jëm ci règlement yi ak yees yi am ci làmb ji xam nga am na lu bees loo xam ne xew na ci làmb ji xam nga léegi promoteur mëntul taxawal combat régulariser ko tëgg ko au delà de 4 mois léegi loolu amatul moo tax looy xool ni ouverture saison bi mois de mars la première partie léegi CNG dafa ubbi 2 parties ci làmb ji première saison bi mars lay yem fii ak mars benn promoteur mënatul am date au delà du mois de mars loolu ci bees la te loolu war ngeen ko xam moo tax actuellement déggu leen combat avril mai juin juillet heure bi daa ngeen dégg promoteur ne jël naa 31 juillet may tëj làmb ji yooyu yëpp amatul léegi ci assainissement boo xam ne CNG def na ko pour concurrence bi nga xam ne promoteur yaa ngi koy def xaw koo wàññi looloo indi loolu mais du lu méchant mais pour régler la ñu xam parce que promoteur daana dem indi combat CNG ba pare ndekete amul stade bi keneen jaar ci suuf am stade bi te amul CNG looloo amoon daaw promoteur daana am combat doo am stade promoteur am stade te doo am combat léegi nag loolu la ñu bëgg a dindi moo tax ku ci ne bañ la ñëwee ci saison bi dañ leen a jàppal date fii ba mars nga jàppal date fii ba mars keneen ñëw jàppal date fii ba mars ñu clôturer ko fi mu ne au mois de mars nag la ñuy ubbi deuxième partie date yi pour que promoteurs yi mën a jël avril mai juin juillet loolu la ñu leen doon indil ci xibaar ci làmb ji di ci toftal nag ñaar yoo xam ne mbër si mën nañ ci bàyyi xel ndax disqualification yi mi ngi bëgg a bari lan mooy indi disqualification ñaar rek moo ko indi ngeen moytu ko mooy avertissement bu demee ba 5 dañuy disqualifier mbër bi quel que soit fu combat bi toll boo mbëkkee agression ñaar la nga dóor ci partie intime mbaa nga dóor foo xam ne dañ ko interdit mbër bi mëntul jóg docteur bi constaté ne mëntul bëri dañ lay disqualifier kon moytu leen ko waaye ci biir disqualification yi nañu moytu simulation yi simulation mi ngi bëgg a bari xoolal guy gi 95 keroog xale bi da ko mbëkk visiblement d'accord mais kooku dañ koy sanctionner pour agression parce que 6e ponk bi nekk ci chapitre interdit yi moo ko dal mooy coup de genou coup de tête ak li nga xam ne mooy agressé kooku moo ko dal keroog moo tax xale boobu ñuy wax gin bu yof ñu disqualifié ko waaye guy gi 95 bi ñu joxee résultat bi mu jógee dégg na gagné na xel yi mu daw defe naa ne ku nekk ci situation yooyu waroo mën a daw xel yooyu kon simulation yi nañ koy xool te it di ci bàyyi xel te mbër yi koy def aussi ñu leen di sanctionné mbokk yi Charles Faye moo nekkoon ci xarala bi ngañ jaan ci présentation bi di leen jox rendez-vous samedi ak Mounia production stade municipal bu Ngor diggante Lassana ak ki nga xam ne mooy Babacar Diallo dimanche ak Ba production ci diggante Marley ak kii Dongu Dango mbokk yi di leen jox daje ba beneen yoon jërë ngeen jëf